Patte d'Oie loolu déjà mën na régler problème yu bëri ci askan wi parce que askanu Parcelles Assainies dañu sonn nañu lool xam nañ ci dara donc lu leen di dimbali ñun daf ñu dimbali ñun tam ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci lii ñu def di leen xamal ni itam ñun ñi nga xam ne ñooy consommateurs yi ñu ngi seen wet parce que ñun ak état bi ñoo bokk li ñu bëgg mooy fexe ba jàmm am ci askan wi fexe ba askan wi li ñu soxla ñu am ko loolu moo ñu tax a jóg leneen taxuñoo jóg te loolu incha allah ñu ngi ci bëccëg ak guddeeg bëccëg ñu ngi xamal aussi ni état bi xamal leen ni le gouvernement xamal leen ni ñun lépp lu ñu yëkkati suñu kàddu wax ko rek mbiru consommateur lay doon ak mbiru lu jàppandal soxla nit ñi. Ce projet de grande envergure initié pour réguler de manière structurelle les problèmes d'approvisionnement en eau de Dakar vient enrichir la liste des réalisations de la coopération japonaise dans le secteur de l'eau au Sénégal. En effet, près de 90 milliards de francs CFA ont été accordés au Sénégal des années 70 à nos jours. Cette enveloppe a permis la réalisation de 15 projets tant en milieu rural que dans les centres urbains. Pour hydraulique rurale en particulier, le dernier projet a porté sur la purification de l'eau grâce à une technologie conçue par le groupe japonais Yamaha. Au-delà des financements, l'un des objectifs globaux de la coopération japonaise est de contribuer au renforcement des ressources humaines et l'appropriation des technologies. Ces projets ont permis un transfert de technologies japonaises et de compétences des experts japonais au profit de leurs homologues sénégalais. Le gouvernement du Japon souhaite que cette riche expérience se poursuive et se renforce avec ce projet de dessalement de l'eau de mer. Commune Ouakam pour di lancer liggéey boo xam ne bii dafa bokk ci liggéey yu mag yi nga xam ne moom la président Macky Sall sumb pour am ci Sénégal ndox mu doy ndox mu sell rawatina fii ci Ndakaaru nga xam ne tey jii suñuy xayma ndox mi ñuy yóbbu ci réew taax yi téeméer bu nekk juróom-ñaar fukk yi pour Ndakaaru la ndax limu doomu aadama yi nga xam ne ñoo fi nekk ñépp xam nañ ne ndoxu Ndakaaru bi mi ngi jóge ci ay forage yoo xam ne yi ñu ngi koy bënn ci biir région de Louga ak région de Thiès ak région de Dakar li ci des ci ndox mi ñu koy jëlee fële ci lac de Guiers muy jóge donc ci ñaar téeméeri kilomètres ak juróom fukk loolu ku nekk xam na ne mën na indi ay tolof-tolof te gis nañ ko fii su fekkee ne usine lac de Guiers am na panne wala forage yi am na panne looloo tax président Macky Sall ni mu ko defee ci mbirum courant ne lépp rek dootul jógee ci centrale yi ñuy def fii nii waaye day jóge tamit ci courant bu ñu jógee jëlee ci naaj bi mu ne am na fu ñuy jëlee ndox foo xam ne fii masuñu koo jéem ci suñu réew mooy jël ndoxu géej togg ko mu nekk ndox bu ñu mën a naan ndox bu ñu mën a jëfandikoo boobu la jël dogal ne danañu def usine dessalement mooy usine buy togg ndoxu géej bi dindi xorom ci si nekk ba nga xam ne dana mel ni ndox mi ñuy jëlee lac de Guiers ak bi ñuy jëlee ci forage loolu nag nekk guléet ci suñu réew loolu tamit méngoo ak liggéey bi nga xam ne mi ngi koy def te mu tuddee ko liggéeyal ëllëg ndax projet bi
dara gënu ko mandargaal liggéeyal ëllëg maanaam sàmm ndox mi nga xam ne moo nekk ci suuf si sàmm ndoxu Lac de Guiers ba nga xam ne ëllëg foofu su amee jafe-jafe nit ñi dañu mën a sukkandiku ci ndox bii nga xam ne soriwul Dakar ñu koy jëlee ndox moo xam ne bi dañ koy togg ci ndoxu géej bi. projet bi nag pour liggéey ko dañ coo lëkkaloo ak gouvernement Japon nga xam ne ñoom bor bi nga xam ne ñoom moom la ñu defee projet bi ñoom ñoo ko lebal gouvernement du Sénégal mu nekk téeméeri milliards ak fanweer ak juróom-ñaar mu nekk nag ay pàcc yu bari tey jii pàcc bi nga xam ne moom la ñuy tàmbali liggéey bi mooy ñaareelu pàcc bi nga xam ne mooy benn tuyau bu mag boo xam ne bii presque ful na ñaari yoon tuyau bi fi nekkoon tuyau 400 tey ñu def ko tuyau 700 muy jóge fii di dem ba ci booru pont de l'émergence tuyau boobu dana may ay communes yu mel ni ay Almadies Ngor Ouakam Parcelles Assainies Patte d'Oie ndox mi ñuy am gën a mucc ayib gën a bari problème yi ñu fay am ci déficit mu ñàkk a am ndaxte su dul usine de dessalement bi tamit gis ngeen fii ñuy lancé projet bi mi ngi nekk ci wetu réservoir Mamelles yi nga xam ne dara ci ndox buy logee ci Lac de Guiers ak ci forage yi dafay xaar fii doog a dugg ci réseau de distribution bi kon boog ñu xam ne ñaareelu pàcc bi moom la ñuy def tey pàcc bu njëkk bi mooy usine de dessalement bi moo ci ëpp solo sax waaye pàcc boobu Sénégal bëgg ci liggéey bu leer bu mu bëgg bi mu gisee ne bi ñu demee ci cëppaandaw gi njëg bi nga xam ne dafa ëppoon lu bari njëg bi ñu prévoiroon ci projet bi mu ne pour bëgg lu leer pour bëgg lu yaxanal pour économie Sénégal kon boog nañu lancé waat appel d'offre looloo tax pàcc boobu am tuuti retard par rapport ak projet bii nii waaye yeneen yi mooy ñetti téeméer ak fukk ak juróom-benni kilomètre ci ay réseau yu ñuy def biir Dakar pour que ëllëg ndox mi su ñëwee mën a yegg ci quartier yépp ba pare boole ci 35000 branchements sociaux yooyu tamit avancé nañ ci bu baax a baax. projet bi moom projet national la projet national nag dafay uute ak projet boo xam ne dañ ko def rek pour Ouakam usine bi ndoxu géej bi lay def ndoxu naan pour ñun ñiy féetee ci sowu jant bi demaale ba Parcelles Assainies jaar Patte d'Oie ku wax loolu jaar Grand Yoff ku xam yooyu gox xam ne ñoo ëpp ñu yeewoo ci département de Dakar bi usine bi nag biñ koy def man ci ñiy jëkkoon a bañ ci laa bokk parce que niñ ma ko waxee comme nu ma technicien ne xorom boobu ñuy segg day yokk safaayu géej bi xorom que day rey jën yi que baaxul et cetera moo tax ñu ànd ñun ak SONES ñu dem ba Oman nga xam ne ñoom dëkku naar yi mën naa wax ne seen géej yëpp seen ndox yi ñuy naan yëpp ndoxu géej ci la ñooñu ëpp ndox ndax ñu ngi utiliser seen ndoxu géej bi ma demee gis naa ne wax fa dëgg yàlla li ñu doon wax daal amul ndax tey ñooñu seen fii usines yi ne moo ëpp jën ndax jën yi am nañu fu ñuy làqu pour mën a reproduire te environnement bi aussi niñ ko defee def na cadre bu bien ma yaakaar ne ñun suñu mool yi ñu am jën yu gën a bëri gën a baax la ñu gën a soxla ni ñu ko tegtalee it ak courant bi ni muy ñëwee ni muy yóbboo donc ndox bi xorom bii nga xam ne lañ ciy segg courant bi daf koy tas dafay dem lu ñu leen di ñaan rek mooy ñu respecter seeni engagement bi ci jiitu muy impact environnemental bi mooy ni ñuy defaraatee cadre environnement bi si yooyu am na ku ma ko posé léegi si nasaraan mooy si plage yi xam nga tey ku ñëw si plage boobu nga xamante ne ñun ñu ngi ko tuddee tëf da ngay gis ne accessibilité bi mooy jàll boo ku amul kàttan doo fa jàll ndax dafa naxaree jàll donc ñoom dinañ ko defaraat daf koy escalier nga xam ne kuy dem léegi si plage bi dootoo am benn jafe-jafe doo am risque nga accidenté si usine bi aussi garab yi ko wër ni nga xam ne noonu lañ ko waxee si étude d'impact environnemental bi
dañ ko jéem a aussi respecter engagement yi ñu jël vis-à-vis de la collectivité muy la réfection de l'hôpital du centre de santé de Ouakam maanaam ndox bi daal lu baax la surtout ñun ñi féete ci sow parce que xam nga ñu bëri lu ñu xamul ndox bi mu ngi jógee Lac de Guiers tey ville yi nekk diggante Diamniadio ba fii dafa bëri dëkkuwaay yi dafa gën a yokku te c'est naturel ku nekk mën nga ko xool sa bopp utal sa benn source d'eau nga jël benn tuyau nga branché si nga xool kii si cat bi balaa moo am ñii si boor yi dañuy am ba pare te ñii si boor yi mooy léegi ñu mel ni Diamniadio ville bu mag la ay Diass et cetera et cetera ces grandes villes là su fekkente ni usine bi amu fi balaa ndox bi di egsi si ñun fii dafay poser problème d'une manière stratégique sans compter nit dafay ñaaw njort bu ñu ñëwoon saboté waat conduite d'eau bi kon biy jógee Lac de Guiers gis ngeen bi mu kiwee ni mu indi ay jafe-jafe kon jafe-jafe yii daf si posé waat dafay posé waat ci askanu Sénégal yàlla moo ñu may géej gi géej bi ndox bi du jeex nañu respecté li nga xamante ne rek mooy tax usine bi du ko yàq mooy recommandation yi mais kontaan nañ ci